jërë ngeen jëf mbokki Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina ñi suivre Grand Théâtre TV ñu ngi leen nuyu di leen ziara di leen baalu àq si julli gi ñu julee ndax ku ne xam ne wax dafa metti des fois nag nga wax boo wax loo xam te ne bii am na kum dérange wala kum empêché mais saa bu njëkkatee kàddu rek mu am ci koo xam te ne bii xaw na ko déranger rek ñu ngi jégalu xam ne doomu aadama matul di leen ziar di leen bégal di leen toppal champion yi ak ndaanaan yi nga xam ne ñoo bokk si làmb comme ni ñu ko defee chaque jour rek jaar ak ceer dugg ci ruqu xari xool champion yi xool ndaanaan ci lu nekk moo war a ñëw fi nga xam ne mooy benn baraak seet si koo xam te ne bii ndaanaan la doomu dëkk bi la muy Armé bu jigéen la koy topp macha allah su bàkkoo mu neex su bëree mu neex ñu fas yéene waxtaan ak moom ci biir làmb tolluwaayu làmb ak fi carrière am toll ci biir làmb rek ci Grand Théâtre TV lay xew kon ni ñu koy bàyyi mu nuyu ñuy suivre Grand Théâtre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Armé maa ngi lay siyaar. auzu billah bismillah inna wali yàlla Thier maa ngi lay fay di la nuyu di la ziare di la baalu àq si julli bi ñu jógee di profité di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq aussi di nuyu suma waa famille kulluhum rek di jiital nuyoo bi suma papa Serigne Cheikh Kounta Ndiaye di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ci kaw suuf di nuyu waa Mbëri di nuyu sama waa dëkk waa Bayla Ndour di nuyu suñu xalifa Alaaji Njoogu Sarr di nuyu képp kuy bëgge Armé képp kuy fan sa Armé maa ngi lay nuyu di la ziare di beral nuyoo sumay mag ku si mel ni Talla Diop ku si mel ni daa Soumaré di nuyu daal fan si yëpp bàyyiwuma kenn. ñu lay suivre di la bàyyi xel ci Grand Théâtre TV boo ñu lay présenté kan mooy Armé naka lay demee. waaw Armé moom xanaa moom présenté ko moom yaakaar naa ne jafewul ndax c'est pas la première fois ñu gis ma waaw xam naa du jafe daal. benn lutteur la bu nekk fii benn baraak di bay waaram di yëngu ci wàllu bu bëre. waaw waaw Armé la moo ko dugal ci biir làmb. Armé loolu Thier. mais dañuy laajte de war a leer de. bëgg-bëgg la rek passion nekk ci koñ bi comme ni ma koy waxee di fowee wu ma woon sax bëre gis benn mbapat am fi rek man loolu ma dugal ci làmb mbapat bi ma ni damay bëree gars yi jàppee ko kaf ma ñëw bëre 72 heures loolu ma final aussi xam nga gars yi toog ma war nga mën a bëree ñii mënuñu la looloo ma dugal ci làmb wax dëgg yàlla. Armé kañ la dem ba sentir làmb ci moom 100%. wax dëgg yàlla bi ma finaaloo ci mbapat boobu gars yi ñaax ma nag ci laa xam ne man ñii li ñu wax dëgg la su ma entraîné comme entraîné wu ma ñëw fekk ay mbër yu entraîné ma finaalu seen biir te ay mbër ñoo xam ay mbër kaamil laa fekkoon ay champion yàlla dogal ma leen di daan ma ne kon man pourquoi pas ma gëm sama bopp entraîné ci laa duggee nag gëm ko nag waaw boobu ba léegi yàlla nag di ma suturaal. Armé kañ la dugg ci làmb. làmbu arène. waaw 2011 le 13 novembre 2011 laa bëri suma premier combat. def nga ñaata combat. 12 combats. 12 combats. ñaata défaite. 2 défaites 10 victoires. loo defee kan ak kan la. 2 défaites yi Tafa Gueye 2 la ak Thiat Boy Bambara. Thiat Boy Bambara. sa digganteeg ambulance naka la mujjee. maa ko daan. waaw xawoon naa am tuuti jaxasoo mais même pas une semaine gars yi. ñu ko joxoon victoire ci biir làmb ji. waaw gars yi génnee recours yi delloo ma victoire bi. convoqué ko mu ñëw indi drapeau beeg lépp. drapeau bi mu ngi nii sama kër kay. waaw mais victoire loolu ndax loolu safe na après. waaw mais xam nga njuumte moom mënta ñàkk. yàlla moo bind doomu aadama yi si noonu. du chaque jour rek la nit ki di def lu baax. mais des fois mu def lu nga xam ne tamit dinañ ko xaw a kii mais dañ leen jàppee ni di jukkoy doomu aadama la rek juum la mais nangu nañ ni juum nañ delloo nañu suñu victoire ñu sant yàlla rek. boo déggee gars yi ne sa digganteeg ambulance Armé ragal wala sóor adversaire am trop moo tax mu perdre combat bi ndax dafa ñëw rek amul sax round d'observation. waaw loolu est-ce que boo ko waxee du ma jaaxal. maa dóor maa song maa bëre maa dóor maa song maa bëre mu arrière yàbbi protestant lu nekk mu def ko kooku waaw man de kon nag xanaa ragal kay mooy kii daw. wala Armé gisul sa waay sumeeku miskili yi toll nu ko neex macha allah mu ne lii du ma ko yàgg ak moom dama koy fexe wax pour fexe cee génn. waaxu ku yor miskili yoo xam boo ko téye du rëcc day fipp pour bëgg a daw génn ñaata yoon la génn. ñaari yoon ak boole seeg yàbbi protestant ci tayef ba loolu dañ ko see sanctionné fay ko mu amande ko ci xaalis waaw ñaanaluñ ko loolu mais tamit pour li nga wax la rek su ma nawle la bëri nañ yàlla may ma ndam ci kawam te du cuune tamit ndax cuune andiwu ko fi mu nekk mais
làmb jooju ku ko gis xam ni sañ-sañ laa ci indi. muy lu am solo mais Armé dañuy gis sa départ nga bokk ci mbër yi nga xam te ne dañu am yaakaar trop fii ci benn baraak ak yëmbal bi nga am lancé bu doy waar ñu jékki-jékki gis Armé xaw a mel lu xaw a tekki-tekkaar lan la luy problème bi. ba léegi maa ngi ci lancé boobu dafa fekk ne jamono des fois mu xaw a jaxasoo tuuti jaxasoo bi du ci man Armé bu jógee nit ñi dañu jóg Armé kenn musu koo tëgg benn mbër noyé ko man bi ma dul bëre grand combat sax faale ma mbëru grand combat ndax su ma jógee xale yi bëgg nañ ma mag ñi bëgg nañu ñëpp jàmm laa seek ak ñoom sama koñ waxuma la ñi ma xamul ñoo ëpp ñi ma xam pour te dire mais xaw a ralentir bi du ci man. ci kan la promoteur la. ci promoteur yi wala staff non ci ménagère yi peut-être Armé staff bi mën naa ne taxul mu nekk fa sax lu yaatu wala dara am naa su may grand yu nga xam ni daanaka ñooy wax ak ménagère bi man loolu ñoo gérer mais Armé ay mbiram jafewul de mais gars yi ñoo ko bëgg a jafeel boo xoolee presque ay 3 ans wala 4 ans yi sax ngay wax mën naa ne sax bu la neexee nga ni 4 ans yii nii lépp affaire ménagère la. su ma juumalee jafe-jafe mi ngi démarré sa digganteeg Dumbul wala su ma juumalee bi nga jëlee avancé mu dem États-Unis préparé. waaw fa la njëkk a commencé may xaar année lëmm mais ma jàpp ne erreur la mënul ñàkk mu ñëwaat mu répété wu waat ma muñaat xam ni ndaw laa mais encore mu nekkaat 3e fois mais bu yàggee du doon lu nga xam ni ndogal la tayef lay doon waaw man ndaw laa aw ma beneen métier bu may def lu dul entraîner bëre li may def nii samay wayjur dañ ma see ñaanal gërëm ma ci wallaahi buñ ko bëggul woon ma bàyyi ko defi leneen mais dañ ma cee ñaanal gërëm ma ci amul sama benn mbokk bu ma ci xeeb ndax fulla laa ci àndal fayda ak jom aw ma ci papa aw ma ci yaay aw ma ci bàjjan bu ci nekk man kase seul maa ci nekk mais kenn seetaanu ma ci aussi mais benn instant promoteur moo bëgg a yàq suma làmb. promoteur moo bëgg a yàq sa làmb c'est-à-dire maanaam. xam nga tey boo nekkee benn ndaw nekk ci benn lancé nekk ndox say morom gënuñu laa mën li ngay def ëpp ñu la ay victoire dàq ñu laa duy esat promoteur yi gënuñu laa bëgg seen combat mais ñuy bëre mënoo bëre mais kon ci kan la. mais tamit loolu tamit ménagère bi ak staff amuñu si rôle à 100% ndax promoteur su ma jumlee ménagère lay wax lu wax mbër. ménagère bi bëgg-bëggam su sañoon Armé bu bëree tey suba day bërewaat muy Pape Diagne Seras ma koy nuyu di ko ziare suma tonton sax laay wax depuis ma nekk ci làmb ba léegi moom laa xam sama premier combat ba nii moo ko signé jiga diw ma koy ñaanal yàlla jàmm ak salaam ak famille yëpp du ci moom gis nga nit ki loo mënul bu ci dugg bu la leeree ni kii ngay tardel doomu jàmbur la soutien de famille la dafa am charge bu topp ci ginnaawam nga téye ko ay at ku nga xam ni du la woo téléphone ba ni la lii mooy sama soxla ruus naa sax jàmbat ñenn ñi di ko dégg kon léegi nu muy demee léegi nga bëgg a téye benn doomu jàmbur ba kañ. gis nañ sa combat taxawoon na sa diggante ak Feugeula la bu Lansar ba mu dem États-Unis préparé yow tam nga nekk sa préparation mais dañ dem ba ci biir làmb ci dégg duñ ci dara luy problème bi lan la. combat bi taxawul. non lekku ko dara. non lekkuma avance kenn. ngor moo ma fa bàyyi woon ñu wax ma ñu déggoo ci ay kàddu ma sàmm kóllëre googu ak ngor googu mais fu ngor amatul jarul nga fay wane gore. fu ngor amatul jarul nga fay wane gore. dama bëgg xam ndax Armé ñam na wala ñamut. xam nga tey Armé su taxawee ne la liñ ko jox def na ci quadruple am loo koy wax kon joxuñu ma dara laay wax. mais nag di xaar ku ne xam ne làmb ji ni muy doxee maanaam dogal njëg moo fi nekk amul promoteur bu lay tëgg génn à 100% jox la. waaye dogal njëg bu nekkoon dogal njëg bu tax ñuy wax. ma wax. tuddee woo ko dara. non
loolu xam ni kii bëgg naa tëgg mais tey buñ ma téye ne ma damaa war a bëree depuis heure bii juste daaw laa waroon a bëre buñ waree daaw te ko waaw mois de mai bi ndax boobu presque combat bi diire na dañ ñu ko duñ bëre lu passé 3 mois mu jàpp ko mu nekk 3 mois net mois de mai bi yàlla gis ñëpp gis li fi xew muy Covid bi ñëpp toog ànd ak dal taxul ma ni ko nii wala naa bi affaire yi déclenché avant moo déclenché moom promoteur bi mu woo ma ne ma même bu ñuy def huis clos sax damay tëgg sa combat nii naa ma ne ko yàlla na lépp nekk si jàmm rek amul problème man maa ngi entraîné di xaar mais huis clos dañ waxatuñ ko nit ñaa ngi bëre ñi amuloon avance sax ñu ngi am avance di bëre ñi nga xam ne kenn tëggu leen woon daaw ak daaw jéeg am nañ combat bay bëre see kaw te yow nanguwuñu laa wax wala xii loolu pour lan. mais ku ne xam ne nag fi ñu toll fi laa mu toll sa jëree problème dat dafa am. problème mu dat ñun ñi nga xam ne ñun daaw jéeg lañ am combat ba ren ñun war nañoo wax problème mu dat. léegi yow ndax ménager bi woon na la ñu la kat sa diggante ak promoteur bi woon na ñu la lii wala promoteur tamit woo na Armé en personne ni ko kat lii ak lii. non boo bëggee dégg-dëgg man amu combat kiñ la wax sax kooku bëriwul ak bëggu la bëre. mu ngi non waxi leneen lay wax te ñun waaw Thier xanaa nag man léegi man dañ maa bëgg a téye man ma toog fii naan damay xaar ku nekk États-Unis wala man pour lan man ma war a mën a am combat suba bëre man bëre mooy sama métier man déw ma États-Unis déw ma France déw ma Espagne maa ngi fii Sénégal di entraîner di xaar combat samay fans dañ maa laaj ba damay ruus a tontu nit pour lan. promoteur daa mënul tëgg xam nga wax ji mooy lan. amay lu ma ko combat. wax ji pour tëgg tam taxawal ay affiches. pour mu close. Armé mu ngi nii amul avance ak kenn ku ma jox combat suba ma bëre ko. mais dañuy gis keroog dafa def benn sortie mu ne am na nu mu demee sax mën na dem ak yow ba ci yoon ndax boo taxawee ne amoo ak moom combat loolu wax bu yàqu la. loolu laa doon xaar ci moom. yoon boobu mu wax mu def ko esthétique publier moom bu mu fàtte ne moom amul lenn luñ waxante lu nga xam ni. def na ko te taxul ma mës a ŋaang wala wax ko ci ndax amuluma intérêt ndax ñun ñëpp ñoo far tey li ma la wax rek ngor moo tax ma desoon pour waxtaan ak moom pour bàyyi mu négocier ndax xam ni méttiwaay jamono tamit mën na toll fu nga xam mais tey nit ñi di jël date ñii di am ay 3 combats ci diggante bi yow mënuñu laa jox date yow mi nga xam ne yow daawaati jéeg. mais léegi loolu ndax Armé woo na wala dafa bëgg a téye Armé ba gars yi fàtte Armé mu bàyyi noonu léegi wala man ma découragé ci la am pareeguma pour loolu. léegi ndax Armé ak staffam woo nañ promoteur bi ni ko kat utal ñu date ñu xool ba xam moom lu muy wax am na wala amul loolu. ñu woon ba naa woo. wax ko. léegi moom mën na la. waaye xam nga lan mooy wax ji Thier man damaa amulul kenn combat. pour rek ñu bañ a sori wallahi alazim combat laa bëgg nu mu gën a gaaw combat bu ñëpp di coow nag waa benn baraag yëmbal Malika Kër Massar waaj ko ma dugg wan ne samay supporter li ma fi jële woon neexuma waaw. comme amoo combat lamba ji Sadio na Armé en personne kan la jàpp ne mooy adversaire ci lamb. waaw loolu moom du ma ci sori samay naataangoo rek. laaj nga ma sama palmarès ma wax la laaj nga ma fu ma bëgg a yegg ci làmb ma wax la laaj nga ma lépp mais pour kantaan kii laa war a bëreel ciblé wu ma kenn. mais ñi lay suivre te xamuñu Armé ku naataangoom ci biir làmb naka lay demee kon su boobaa. non kon nañ bàyyi seetaan ku xamul Armé kan la war a bëreel pour l'instant. mais Armé bu tëddee guddi xam na ni kat kii nekk na sama xel pour bëreeg moom maa ngi rey pour bëreeg moom. man. waaw. barki Seydina Mohamed sama xel xanaa bëreeg roi des arènes moo ci nekk. non foofu mënugul a nekk léegi. waaw mënugul a nekk peut-être yàlla mën naa dogal lu ne mais mënul nekk pour l'instant moom. waaye looloo ci nekk bu dee sama xel li nga bëgg rek li nga bëgg a dégg looloo ci nekk. looloo ci nekk. nga nekk xale gars yi yaakaar la nga nekk ñoo xam te ne bi ëllëg ñu ngi lay bàyyi xel ci biir làmb nga toog durant bi nga toog yëpp bëri woo ko ndax nga ko dundee ak noo koy jànkontee la. waaw day metti loolu moom koo ko waxul sax da koy xam mais dañuy ànd ak suñu ngor rek ndax àdduna luy neex di continuer amul amaana ñun. mën ngay jàmbat metti sax fekk am na ku la gën a metti la fuuf waaw am na ku la gën a metti la fuuf mais sant nañ yàlla bu baax a baax metti moom munu koo passé quoi da ngay dem ba da ngay mujj boo dul borom jom dëgg da ngay découragé bàyyi dem xool leneen mais nag loolu ñun génnewuñu ci quoi. mi ngi lay suivre
loo koy wax Prince. Prince am barki Seydina Mouhamed oma lu ma ko wax amee lu ma ko combat tëgg bëree lu ma ko déggoo li ma la wax de yow xanaa xamoo ma bëree lu ma ko maa ngi xaar beneen waa man ana nekkul ko ndaa gudda bëre ko capot yi mën nañ ñëw tëgg ma borom biis yaa ngi ne ak camion yi ma def stade lu yéeme man musuma ñëw stade noyé amul sama premier combat laa la wax ba dernière nee ma chaque jour nga gis sama combat amul combat bu may ñëw di noyé non non day gën a jëm kanam incha allah. sa combat ak Tafa Gueye de gis naa supporter yi ci ay camion xaal yi jëm stade ndax loolu ba léegi mi ngi fi. ba léegi damay jël ay camion lu gën a garaaw bii pa ay bus laa bëgg sax dollu ci waaw remorque yu mag yi moom ba léegi ñu ngi ci. sa diggante ak mbëru benn baraagi ak yëmbal yi Malika yi naka la demee. seen 100% bi waaw ñun jàmm rek lañ sekk. yàlla dogal ñu mës a sekk jàmm. muy waa yëmbal ku mel ni mun naa fa jël Jazz suma doomu nday ñëpp nag laa sekkal jàmm. amul kenn ku nga xam ne tey am naa yow xaar ma yàlla nga ñëw Malika Zé nga xam ni daanaka mën naa ni lu yenn ci moom fanaan ci man lu yenn ci man fanaan ci moom nii lañ waaw nit ñi nag mënuñoo xam lépp sax li ci biir mais maa ngi moom loolu rek doy na ci yéeme. fan yi noo gisee ay sortem day dem des fois mu xaw a. mais àdduna noonu la ndaw la amul benn sorte bu mu def ñëw mënu ko àccim day góorgóorlu ba finalu lu ci ëpp final sax lay kii mën naa ne peut-être wërsëg wala sens. non ban heure lay def ba daanoo Armé xam ne kat Zé def na fii erreur fii ba daanu. xam nga tey làmb erreur bu amul jël du am. Zé ndaanaan la xale la ndaanaan la te li ma gën a neex ci moom dafa ñeme entraînement. mën naa waat ne amul ponkal mu ko gën a ñeme entraînement damay ànd ak moom ñeme teg ci bëgg lu ne mën na ko am ci làmb defagul dara. mi ngi bëreeg booy bu doy waar muy Fils de Balla. waaw may ñaanal général yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mouhamed ndamam mooy suma ndam di wax tamit armée yeeg arméen yi comme nuñ ko doon defee na ñëw jàppale ko dooleel ko ndax boo jàppalee général armée nga jàppale maay moom mooy man ndamam sama ndam la gàcceem suma gàcce la ma bëgg stade bi lépp luñ gis muy Zé mu jàpp Fils de Balla daan ko ñu ñëw feete ko fii. ndax dina yomb. non lu yomb moom amul ci àddina. ku koy xaar moom mën ngaa dem ut lal bu nooy nga tëdd. benn baraak ak yëmbal tëdd sax yombul. benn baraak ak yëmbal ak li ko wër. yéen champion yi la mooy seen jafe-jafe yéen. waaw jafe-jafe yi de xanaa moom jafe-jafe ah. xam naa ne jafe-jafe yi moom mën naa ne dooni benn baraak sax da nga naan mbër yu ndaw yi. ñu toll si déclenché war a dem charge yi day bëri ci ñoom payoor gi du demee noonu carrément ñu tax ñuy wax kon dina metti trop suñ leen doon dimbalee leen seeni combat bañ a soree dina baax ndax tey ñoom ñooy doon ëllëg dara mbër yu ndaw yi ëllëg ñooy téye làmb mais am na nu muy demee rek sama yenn genre yi dañuy découragé bàyyi waaw day metti trop ndax mbër bëree ko jig mbër bu bëreewul rek nooratul mbër mook supporter yam kon bëgg naa ci yow. waaw maa ngi lay kontaane waaw di sant nag ñëpp ñi may jàppale seetaanuñ ma benn yoon billaahi ñëpp ku lim mën ngaa am koo bàyyi ko nga xam ni moo ëpp importance nga tudd ko mais xel moo demee noonu képp ku nga xam ne day jàppale Armé rek Armé da lay sant di la ñaanal yàlla jàmm di la baalu àq ci weer wu sell bi ñu jóge di la kontaane bu baax. Grand Théâtre TV waaw Grand Théâtre TV ca kaw ca kanam di la ñaanal yàlla waaw di leen ko ñaanal rek jàmm yàlla jubal la seen directeur ba lu ngeen bëgg rek yàlla defal leen ko si barke Seydina Mohamed. bëgg naa ci yow kontaane naa. ati kon bu soobee am nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax ci jàkkaarloo ki nga xam ne mooy Armé doomu benn baraak bi dégg nga kàddu yu mu yëkkati wax na ci carrière am fi mu commencé ba fi mu toll ci biir làmb kon na ko promoteur yi gëstu bàyyi ko xel xam ni xale la ndaanaan la dafa bokk ci làmb te bëri na ak ay ndaanaan bëri ak ay champion ci biir làmb ndax maa bëri ak Moustapha Gueye numéro 2 maa bëri ak Mbaye Diouf ñi mu bëral bëri na ci biir làmb
te def na taxam bu ne kon ñu ngi koy ñaanal promoteur yi dañ ko gis jox ko combat xam ne xale la ndaanaan la te su bëree mu neex su bàkkoo mu neex Grand Théâtre TV nii la fépp fu champion yi nekk wala ndaanaan nekk wala képp ku bokk ci làmb fépp fu mu mënti nekk ñu fekk leen fa dékk leen suñu micro waxtaan ñu ci wàllu làmb jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tuut askan sunu gaal jërë ngeen jëf wasalaam